mooy naka nañuy fexee ñu méngoo ni ñuy dëkkee ni ñuy dundee ni ñuy àndee ak li gox gi santaane gox gi ci boppam am na nu muy doxalee li ñuy wax environnement bu doon tubaab dañu ne environnement dafa am yoonu boppam léegi booy bëgg a dëkk ci biir environnement bi foog nga sóoraale loo xam ne lii lu am solo ci moom fi yoon bi doon fi ndox mi daan jaar par exemple ainsi de suite xam aussi ne nit ñi aussi am nañu façon boo xam ne bii dañuy dundee te jàppalewul environnement bi daf koy yàq en même temps moo tax nu ñuy dundee di tabax ay façon tabax yoo xam ne tubaab yi indi nañ ko tabax yooyu buñ ko changé wul climat bi day gën a yàqu loolu moom te joolaay ci seen i bopp nu ñu daan dundee ñoo amoon pexe nooy tabaxee dund ak environnement bi tu vois les cases à impluvium les cases tout ça c'était bien comment on pouvait vivre de la nature naka la ñu daan def pour mën a dund ci li ñu yàlla barkeel ci li fi nekk ci biir gox gi te duñ ko yàq dañ koy yokk sax loolu yëpp mi ngi fi woon ma ñëw di gis ne boo xoolee environnement Oussouye dafa xaw a fragile maanaam lu tuut rek xorom yi bu yàqee bu gënee dugg ci biir kii bi day yàq te du ñu mën a construire wala on ne peut plus faire de l'agriculture te loolu yëpp mi ngi fi woon te damaa gisoon ne pourtant lu ko gën a fragile ci environnement amul fii la gën a fragile ndax ndox maa ngi fi te suuf saa ngi fi te ndox mi dugg na gën naa dugg ci suuf si et cetera à cause des bras des choses comme ça et cetera et pourtant am na doxalin boo xam ne bii waa joolaay ci seen i bopp tëral nañ ko moo tax bi loolu gaawoon a yàqu ba tey mi ngi fi te yàqoogul parce que seen diggante ak gàncax bi ak nuñ ko gisee dafa ratax boobu nag moo am solo ma yokk waxanteeg ñii bi ma ñëwee ma ne ko gis nga ñàkk ratax boobu lu ko waral parce que àndatuñu sunu diggante yàqu na bu fekkee ne différence inégalité dafa gën a garaaw wala bu fekkee ne daa am noo xam ni bu ñu lekkulee dañuy dem dagg garab yi ainsi de suite donc tu vois de la foresterie te peut-être am na ñoo xam xel yoo xam ne tubaab yi ñooñu ko sol dañ ko war a buddi sunu xel ak sunu xol sànni ko fële boo gisee ñi fi nekk doon ay joolaa yoroon fii mu jafe woon yor ko ba mu bàyyi ba mu mel nii foofu école boobu la ñu war a dem moom nag ñëw pour wan joolaa yi ne dañoo am école bu am solo boo xam ne bi monde entier bi moom la bëgg te mi ngi seen loxo lu tee ngeen gën koo fësal gën koo jox gëdd développer ko ba nekk solution boo xam ne bi monde entier moom la soxla naka la communauté yi mën a gën a dundee ak gàncax bi leen di wër ñuy dund ci gàncax bi aussi di dund ci nit ñi parce que boo doonee joolaa tey bunug beeg ceeb beeg et cetera moo tax nga doon li nga doon ngay wax li ngay wax ngay lakk li ngay wax lakk mais bu fekkee ne yow jàppale woo gàncax gi mu gën a développé wu malgré changement climatique boo xam ne bii lu ci gën a bare sunu loxo moo ko yàq man loolu moom xol boobu la te xalaat boobu ak jëmu boobu moo ma soxal ndax jëmu loo xam ne lii am na solo comme loolu mooy wone ne ba tey séeréer mooy buuru Joola mooy sama tànk bi woonaat leen ne man maay seeni buur rencontre bu rafet la bu rafet ñëpp prendre conscience que lii lu am solo la te dañ ko war a continuer danoo war a di jaanoo ku nekk li muy def mu wax ko moromam indi xelam ñu jokkoo tant que jokkoo wuñu dëkk bi day tas foog ñu jokkoo te ku nekk wërsëgu ko moromam la te on a donné la preuve que ñii ku nekk regarde tu as ici loo xam ne li parc de Basse Casamance lu am solo la y a combien d'emplois yi ñu mën a créer ci base boobu simplement loolu bu ñu joxante woon loxo gouvernement bi lu mu dëgër bu yàggee dina ko ubbi te bu ko ubbee ñaata emploi ngay créer ñaata richesse milliards ngay créer du jeex du xaaj donc sunu problème yëpp bu boobaan mu jeex
lu mel noonu la muy ci agriculture am na ñoo xam ne ñii ñu ngi yëngu ci wàllu agriculture boo fa demoon sa xol sedd ñooñu nag dañoo jël engagement pour li nu commencé def mu rafet fële ci yoonu Mlom ñu yaatal ko ci gox gi yëpp te xale yi commencé am liggéey alal baa ngi fi yéen bu ngeen amatulee alal ñun ñu yàq suñu gàncax gi fële yéen bu seen bopp bu ngeen fi amulee alal kon ñun fu ñu jëm bu boobaa de xanaa ñu ñëw jaamu si leen rek li ñu jël mooy par exemple bu ñu gisee dañu fii ak 1 mois et demi dinañu toogaat pour xool lan moo nu gàllankoor ba sunu jëflante bi xaw a wàññeeku voilà fan la ñu sukkandiku pour mën a indi gën a indi gàncax gi indi alal ci biir réew mi am na ñoo xam ne ñii lii la ñuy def ainsi de suite peut-être dañoo tuju ci seen i gis-gisu bopp mais bu ñu yëkkati woon seen bopp xool li leen wër rek dinañu soppi dinañu gis ne kee li muy def moom bu ma jokkoo nag moom tuuti laa am mais dina yokk donc dinañu def extra dinañu toogaat pour xool nañuy jàppale autorités yi pour que parc bi génn ñu ubbi ko pour mu doon c'est planifié aussi nu ñuy def ba mu gàncax gi gën a am solo ainsi de suite li wàllu ci jëm ci xale yi formation xale boo leen formé wul ça veut dire que lii jeex na musuy jeex na foog ñu dem xool nu ñuy ku nekk dugalee loxom ci biir mi ñu yokk en même temps capacité autorité yi pour ñu gën ñoo mën a yor mais yor nu ci sunu biir xel ak xol et cetera ak leneen lu dul jeex jaar ci ñoo xam ne ñi muy jigéen yi maraîchage wala am na ñoo xam ne ñu ngi def kii apiculture ñoom Pascal Cotimagne Manga ñu ngi def apiculture lu am solo la te xam nga apiculture bu amee rek ça veut dire que yàqu-yàqu bi am na d'accord déjà mais des na sinon on aurait vu la disparition des abeilles donc c'est un signe que yàqu-yàqu bi garaaw na d'accord mais desagum na donc li des nañ ko gën a jàpp te lu nu def ci apiculture y a la forêt pour partout là donc on mën nañu doon point de fabriquer du miel le miel de palétuvier miel boo xam ne bii ni mu seeree et waa Japon ak waa Allemagne moom rek la ñu bëgg te ñuy jooy ne dañoo pauvre moom nag loolu laa moo ma jaaxal ci joolaay